dangeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li ko def ci xabaaru marax yi bokk na ci ni bis ni teele woon ñaar fukki fan ak benn septembre ci atum 2018 Bruno Diatta génnoon àdduna ba léegi ñetti at tey jii fàttaliku am na ngir jëmu joojulee la mu liggéey en tant que homme d'état yore woon doxalin ak jubbanti ca palais lu mel ab liifar la ñu xëy becc ci moom ngir bañ a fàtte ay jëfam daañu ci ànd ak Abdourahmane lii ci biir xabaar yi doon ci bokk itam Sénégal gii lu néew at mu ne juróom benn téeméeri nit ñàkk seen bakkan accident moo koy sooke ci kaw tali bi ay junni nitam am ci ay laago ba faw ndax ay gaañu lañ ciy jëlee nguur gi ni dakkal ko mënta ñàkk am na benn projet bu nu sém bu ma ngir wàññi li nga xam mooy jéey yi dañ ci bokk itam defaraat yoonu saxaar gi Ndakaaru ba Bamako waaye itam autoroute fi nga xam si moo di Mbour Fatick jàpp Kaolack Ndangaan daañu ci ànd ak Mame Sène bu baabu ci biir xabaar yi doon ci bokk itam lu jëm ci mbirum njëgu dund gi bu ñu defu ndànk dana amati nux ak yëngu-yëngu ñu di waa ACIS day commerçant yi booy seen bopp ci genn kuréel ni dañoo sonn tàyyi nguur gi dafa leen di nokkatu taxe bu mu teg ci seen kaw téen boo jël fukk ba ñaar da nga ko fay loo jëlee bitim réew commerçant yi ni faaw kon askan wi yëkkum daañu ci ànd ak Boubacar Dieng daañu ci boole itam lu jëm ci lii nga xam si moo di jàngalekat yi xiifal ba nu sémboon ba léegi ñu wëyandi dañuy ñaawlu anam ban leen boolewut ci jël bi nguur gi war a jël junjunu jàngalekat ñenn ci ñoom ña nga lot ànd ak wallu gu ñuy sàkku daañu ci ànd ak gëstu Ami Diouf li moo gën a fees miskis faram fàcce gi nuyu leen sargal leen gërëm leen cànd beek ñun ci TV tàmbali faram fàcce xabaaru marax yi ci bis ni tey fàttaliku ndemu si yàlla Bruno Diatta mu nekkoon chef protocole jubbanteeg doxalin ca palais diirub ñeent fukki atu yàlla mu génn àdduna bis ni tey la woon ñaar fukki fan ak benn septembre ci atum 2018 ñetti at yi mat na ab liifar la ñuy yaxal ci jëfam ngir bañ koo fàtte ay kànga yu mag teewe woon boobalu jotaay bokkoon na ci Abdourahmane li reportage lépp ngi jógee ci benn xalaat woo nga xamante ni archevêque de Dakar mu amoon gannaaw bu mu yégee wax yu rafet yi nga xamante ni jëm na ci dem ci yàlla gi di Bruno Diatta nga xamante ni monseigneur Théodore Adrien cardinal Sarr daa ñaax njabootam ci ñu bind ab téere ngir delloo ko njukkal ngir itam xamal ñi nga xamante ni ñooy ndaw ñi kuy Bruno Diatta. livre dina tax ba loolu yëpp du deñ mais au contraire ñu conserver ko ndax ci kanam ay at ci kanam ku bëgg a xam Bruno nga ubbi livre bi jàng ko. Bruno Diatta au service de la République noonu la ñu tuddee téere bi nga xamante ni EBAD jàpp na ci ñetti at gannaaw ki nga xamante ni taxawu na nguur gi ñeent fukki at génn na àdduna. témoignage li nga xamante ni dañ koy wax mu génn ci télé wala ci rajo wala li nga xamante ni dañ ko bind ñu publier ko aussi ci journaux yi wala ci internet bi ñu ne nañ jël loolu yëpp n'est-ce pas ñu xool nan lañ koy pérenniser ñu def lu tuba bu kenn fàtteeti Bruno Diatta waaye jàppale bi dafa yomb ndax famille bi ak xaritu Bruno Diatta bàyyiwuñ ñu benn yoon parce que dañuy ñëw mel ni dañ bokk ci équipe technique bi. muy ay témoignage ñu tënk ci ab téere bu indi mbégtewu ki nekkoon jabaru ki nga xamante ni liggéey nag njiitu réew yi yëpp ci réew mi indépendance ak léegi. kontaan lool ci di nga xam ni bind nañ ko ci di nga xam ni ñun sax binduñu ko mais sénégalais yooyu ko bind mais defar nañ ko ba mu rafet. ba tey yàlla may ñu mu génn nit ñi mun ko xool te du yem fii dinañ ko yóbbu ci école yi dinañ ko yóbbu ci ministère yi. doom ji itam mbégte la ci ama Bruno Diatta mi ngi fàttaliku ni ki démb la bés bu ñu koy xamal génnuk àdduna waajuram ji wante témoignage yi tax na xelam dellu si. ñëpp vraiment bind nañ ci biir livre bi ce qui permet vraiment de xam kan moo doon nit kooku à travers livre bi soo leen koy gisee ni ngeen mën a comprendre. kan mooy Bruno Diatta. muy cérémonie d'hommage bu jëwriñ bu ñu dénk wàllum aada ak cosaan ci réew mi jiite ñëw it teewal fi njiitu réew mi Ablaye Diop moom it jot na ci livre am nga xamante ni Thérèse Surpin Diatta moo ko dédicacé la. Abdourahmane li jaajëf ñu ko teewoon tudd nga ko sànq monseigneur cardinal Théodore Adrien Sarr kàddoom jot na jëm ci jikko yu Bruno Diatta mu ne jot na. ni mu noppee woon Sénégalais yi gën a bàyyi xel fii réew mi toll boo dee set wax ji dafa bari lool jëf ji néew lool teewlu kàddu monseigneur Théodore Adrien Sarr. ñu bare wax Sénégalais dama mun wax
mais wax dëgg fokk itam ñu def soo waxee dara kañ na nga fexe ba def soo lu gën sax moo di nga bañ a wax te def nga bañ a wax te def lu baax comme ça kii nga am jàmm say njaboot am jàmm te réew mi am jàmm mais wax rek surtout wax loo xam ne sax amul wala rafetul loolu baaxul donc nga fexe ba jàng changer sa jikko te fexe daal ba di nekk nit ko xam ne lu mu wax barewul mais lu mu def moo gën a bare te baax. lu ñu yàgg a wax ca ba léegi amagul saafara mooy accident yu bari yi am ci biir réew mi ab xayma xam le ni lu néew at mu ne juróom benn téeméer nit mbaalu ko dañu ñàkk seen bakkan accident ci kaw tali moo ko sooke ay junni am ci ay laago ay gaañu moo koy jur lay yàqu ci alal toll ci lu ëpp téeméeri milliards ak juróom benn fukk ministre bi dénk wàllum dem bi ci jéeri ji ni jot nañu dakkal ko am na pexe yu nu sëmb bokk ca ak lëkkaloog seen ay gunge waale ci wàllu googee muy seen i partenaire lañu bëgg mooy defar ay yoon waaye itam fexe tàggat dawalkat yi ban gën a wàññi jéeri ci kaw tali bi dañoo mais mam seen baw fekkee woon na ko reportage di ab programme bu bees boo xam ni day suqali dem beeg dikk bi ñu nar cee def lu ëpp ñaari milliards lii leen nag ki ko financé Union européenne ci bii les projets nag dañu nar a indi ay saafara ngir mën a régler li nga xamante ni moo di kaaraange si tali bi. programme boobu nag ñaari pàcc la am pàcc boo xam ni ñu ni maanaam wàllum assistance technique mooy dimbali ñu techniquement ci loo xam ni mën nañoo améliorer maanaam lu ñuy wax la banque de données donc de la sécurité routière mu nekk lu am solo mais aussi seet nu ñu mën a améliorer service de transport yi ci corridor Dakar Bamako. ngir bi le projet taxaw ñu ngi ci ràññee nag mooy usager yi dawalkat yi ak ñi nga xamante ne ñoo di ay professionnels ci wàllum sécurité routière lii leen nag ñoo ngi ciy xaar ay saafara yoo xamante ne dina fi jële biilee jafe-jafe. beneen pàcc bi nag communication la muy sensibilisation ci wàllum problématique charge à l'essieu mooy maanaam surcharge bi nga xam ne ñuy teg les camions bu surchargé dootul am équilibre donc laaj na ñu def sensibilisation ci acteurs yi que ñu surchargé baaxul sensibiliser aussi maanaam ci wàllum lu ñuy wax les pratiques anormales loolu yëpp bu ñu ko boole nag mu nekk maanaam liggéey boo xam ni xëy na bu ñuy eggee ci tappandox li dana am dana wàññi lu bëri ci wàllum accident. mu nekk ab lëkkaloo bu Union européenne ak nguur gi ngir mën a yombalal dem beeg dikk bi fépp ci dëkk bi. Nous lançons aujourd'hui, et c'est un grand moment, le projet Pagotrans. tey nag ñoo ngi lancé projet bi nga xamante ne moo ngi tudd Pagotrans li ko tax a jóg nag mooy nan la ñuy fexee ba ñoŋali dem beeg dikk bi fii ci Sénégal li nag di loo xamante ne waa Union européenne ñoo ko financé ngir gën a yombalal dem baag dikk bi. d'échange à travers la région. projet bi nag dina bàyyi xel ci li nga xam ne moo di surcharge yi ci yile oto ak nu ñuy wàññee pollution bu air bi nga xam ne li koy indi mooy transport terrestre waaye tamit fàttewuñu benn yoon li nga xam ni moo di assainissement ak ay liggéey ci secteuru transport terrestre. maam seen bu baabu bu fekkente ni accident yi bari na yoon yi mënta ñàkk ak dellu si waat autorail gi. Ndakaaru ba Bamako daañu fexe ba li nga xam mooy train bi delluwaat tàmbali dox saxaar gi ndax ay at mi ngi nii daanaka ay rëgg lañ ci gis ndax ñàkk dox lu di mel tax na ministre bi daañu ko suqaliwaat waaye itam autoroute Kaolack jàpp Mbuur jëm ci gox yu ni mel bu nu ko defaree mën na wàññi lu bëri ñu teewlu ministre bi dañ ko wàllum transport ci wàllum jéeri ji Mansour Faye. xam nga ci wàllum yokkute suñu tali maanaam plus de junni kilomètre tali yokku na ci Sénégal ci wàllum autoroute def nañu plus de ñaari téeméer ak ñaar fukk maanaam autoroute ci tali autoroute tey day yokku parce que autoroute Mbour Fatick Kaolack dañu ko lancé bientôt dana tàmbali liggéey dana tàmbali autoroute bu jógee aussi Dakar dem Tivaouane yegg Ndar bu neexee la fi la xëy na ay quelques mois bu neexee yàlla dañ ko lancé donc bu ñu yokkee maanaam qualité tali yi d'autant plus que Sénégal seen qualité tali baax na mais nu ñu ko gën a mën a yokk dana mën a contribuer ci wàññi accident yi te loolu président de la République Macky Sall mu ngi ci di ko liggéey beneen bi wax naa ko léegi mooy ñu fexe aussi ba yokk la sensibilisation mais aussi yeneen tali du sax tali mais su ma nee raay par exemple bu ñu nee Dakar Bamako raay bi
dañ koy defar tay dana tàmbali defar des travaux de confortement loolu dañuy fexe ba nga xam ni oto yu jógee ay Mali nga xam ni c'est des centaines de camions yu ñëw Dakar yam Tamba bu boobaa aussi cause accident yi mën na am wàññeeku en attendant que projet bu mag boo ma xam ni état du Sénégal ak canadien ñoo koy dox pour defar lu rail ay écartement standard 2 voies jóge Dakar dem Bamako. ministre Mansour Faye lañ dénk wàllum dem beeg dikk bi ci wàllum jéeri ji ay kàddoom maam Seynabou Babou ak Souleymane Diallo ñoo ko taataan ba tey mbirum dem ak dikk ci biir capitalu Sénégal bi di Ndakaaru Ndiaye fee suñu dala collège bi Ndoumbé Hyacinthe Thiandoum ma nga ca Grand Yoff foofee jàppale ni kon bari na ñu fa nekkoon ay banam seen i mbaar ak seen i taabal daañu ko lalli BRT moo fa war a lalu lu ni mel moo tax ña ngay jàmbat ni seen bool muñukaay fees na ndàmpaay la ñuy sàkkum nga seen alal mu ca yàqu seen i kàddu jib na ci reportage Lamine Islam dafay seen i ndàmpaay pare nañu ngir jóge bërëb yi waaye ñu wutal leen feneen fu ñu jaayee moo gënal ay ndàmpaay. gars yi jaar nañ fi BRT jox nañu dernier délai le 9 boj dee dommage pour jox ko xaalis nga wutal ko fu mu nekk moo ko gënal quoi tey ñun ñu amoon benn bërëb bu ñu nekk moo ñu gënal fuuf xaalis man boog moo ma gënal xaalis mu amoon benn endroit bu baax bi nga xam ne dañ ne ma fii état ma la ko jox pour à vue même bu may fay location ñu ne ma temps ngay fay te état moo ma ko jox loolu moo ma gënal fuuf nga ñëw dédommagé ma jox ma xaalis. bu ñu fi jógee amaguñu beneen bërëb fu ñu jaayee. amaguñ ko de mais xam nga yàlla tamit jeexul doomu aadama da ngay dox rek waaw yàq sa wërsëg gi ànd di dem rek foo dem sa wërsëg daf la fay fekk mais wax dëgg yàlla nag moom amaguñ ko moom. ñenn ñi xeeb nañ loolu ndàmpaay yooyee. parce que li ñu lay dédommagé mën nga ko liggéey si benn mais bu fekkante place na mën nga ko am leneen lu ko ëpp bokkul sax. ay fan a des ngir ñu jëlee leen bërëb yi lee ñenn ci jaaykat yi nee nañ jotuñu ay ndàmpaay. jaajëf Lamine l'islam dafay moo demoon seeti baana baana yu Grand Yoff ñu tam di ay baana baana bokk ci ATSI kuréel la gu ëmb ay commerçant ak industriel yu Sénégal ñu nga dànk seeni kurpañ teg jëm ci defanteeg nguur gi ñoom nee ñu impôt wala taxe buy fay moo ko sookeem ku jëli marchandise ca bitim réew nga dugal Sénégal da nga fay téeméer boo jël fukk ba ak ñaar ci ab taxe bu jàpp dëppoo ak yoon ñu nag loolu métti na ci seen nafa ca bu defoon ndànk yokku njëkk mënta ñaax ci koñ si boobaam askanu Sénégal ñoo koy dund ci lu métti seen i kàddu njabat naka ni démb lañ ci gontoon ci teewaay Boubacar Dieng reportage. wala boog lu ëpp ci ñun fayu ñu impôt ñu ngi importé fayu ñu impôt kon dañ leen di dagg impôt bu toll ci 12,72 jëm 16,32. ñu ngi ñaawlu prélèvement de conformité fiscale bi nga xam ni ñu ngi koy amal benn fan ci weeru août ba léegi bile mesure waa direction générale des impôts et domaines jël ko commerçant yi ak industriels yi gis ni teguñu ko fenn. jàppuñ na impôt la boo xam ne bu jaar yoon la parce que ci àddina bi comme ni ma ko waxee am benn impôt bu mel noonu kon daal dafa mel ni dañoo jël ay impôts yu bees yu ñuy créé teg ko ci. nga xam ne mooy consommateurs yi waaye dana sax nag tardeel sax nag liggéey bi nga xam ne wala conteneur yi ni mu doon gaaw a génne loolu mën na ci am jeexintal ndax dañ lay laaj ay këyit yoo xam ne pour nga dajale ko loolu mën na am muy jeexantal ci kii bi. prélèvement de conformité fiscale bi nag mu ngi toll ci fukk ak ñaar ci téeméer boo jël lii ñu koy amal ci conteneur ñuy importer. lu ni mel di am njeexital ci dundu sénégalais yi. et par conséquent loolu li muy jur mooy faw rek kon mu feeñ ci li nga xam ne mooy njëg yi nga xam ne moom la ñuy jaay bagage ndax nag yàgg nañ ko wax xam nga ne li nga jëndee mooy sa prix de revient mooy li nga jëndee jox say frais kon su boobaa booy jaay faw rek nga mooy ci. jënd li nga jëndee mooy ko li nga jaayee ci ngay soog a xam li ngay am bénéfice kon faw pane ma bi mën koy yëg ko maanaam jëndkat yi maanaam kër yi. association bi ëmb commerçant ak industriel yu Sénégal di woo nguur gi si ñu amalay waxtaan. ñu ngi continuer di tàllal suñu loxo ñu mën a ànd xool naka la ñuy def ba assiette fiscale boobu ñu bëgg a yokk ñu ànd ak ñoom ñu yokk loolu day d'accord nañ ci waaye jël la 12% wala lu ko ëpp. ci bu sa conteneur yegsee rek loolu lañ wax ne loolu moom jaaduwul te it nag dañoo jàpp ne warta am ci réew mi. ñoom ñi le fas yéene yokku seeni ñaxtu su màggal gi passé
te fekk ni seen doléance kenn andiwu ci saafara. Boubacar Dieng commerçant yi yëglu ñi itam dee jàngalekat ñoom itam yëglu ña nga lànk banku bañ a lekk la ñu def sumb grève xiifal lu koy indi mooy dañoo seenug mer nguur gi dafa wax ni dana jël juróom junni jàngalekat ñoom ña nga woon ca waar wa doon ca koccal ban leen xoolee càmbar seen xam-xam dañ ca waroon a bokk la ñu xamle waaye da leen ca fa seppi ñu ne nag parloo ci politique moo ko lal xiifal baa ngay wéy ñenn ñoom tàmbalee lottu seeni kaddu ci ay baat yi suufeem gëstub soxna Ami Diouf. ay xar kanam yu sonn yu ñagas gannaaw ay fanu xiifal li ñu nemmeeku fii ci siège FRAPP France Dégage. aljuma ba léegi jàngalekat yi amal ab grève de la faim li ñuy ñaxtu mooy li leen boolewul ci juróomi junni enseignants yi ñu recruter. Nous sommes au nombre de 210. Seuls 29 ont été sélectionnés. ñun ñu tolloon ci ñaar téeméer ak fukk fi mu nekk nii nag ñaar fukk ak juróom kese lañ jël ci ñooñu dañ jàpp nag mooy état daf ñuy utiliser ba pare teg ñu fële fi ñu toog nii am na fi ñoo xam ne dañuy nàmpal ñenn ñi wannuloo te ñun ñëpp ñu ngi def grève de la faim ministre bi nag mu foogoon ne ñun enseignants yi ñu ngi def liggéey bu rafet kon nag bi recrutement yi jotee waruñu woon beddi. Donc ces enseignants méritent d'être reversés dans le système et jusqu'à présent il n'a pas respecté ce qu'il avait dit. seen lim tolloon ci ñaar téeméer ak fukk jàngalekat yi jàpp ni ku ci nekk ci ñoom am nga critères yi war a tax ñu jël la. ñi fi nekk fii am ñu ñoo ay bac plus rek moo fi ne am na ñoo sax ay licence leen am maîtrise dugg nañ maîtrise pour vous dire que ne ci ay critères leen basé woon pour sélectionner biñ paree ñu former ñu ci dans les IF comment dire dans les CRFP biñ paree ci suñ formation. dañu continuer di def ay formation chaque année dañuy def recyclage ci CRFP yi après ñu affecté ñu ci IEF yi ñoo ñu jox ay OS ñu dem regagner suñ lieu de service depuis 2016 ba léegi ñu ngi foofu noonu di jàngale. te ñun dañoo jàppoon ne bu fekkee ne 210 enseignants leen war a jël recruter ñun la war a njëkk a doon keneen. lu toll ni 5000 enseignants ñu jël ko teg fële enseignants yi nga xam ne nii ñu ngi woon ci àll bi nekk fa ak seen morom inspecteurs yi ñu inspecté ñuy assister cellules yi di def lépp. ki ñu dénk wàllum ressources humaines ci ministère de l'éducation xam ne ni ñi di grève de la faim duñu ay jàngalekat ñoom ñu ñaawlu yooyu le kàddu. Si ceci est vrai donc eux ils sont responsables. kàddu yi ñu yëkkati bu fekkee dëgg la nekk na loo xam ne rusloo nañu donc ñoom ñoo deful seen liggéey ndaxte bu ñu defoon seen liggéey ñu waree dinañ xam kan moo nekk enseignant ak kan moo nekkul enseignant ndax mënuma nangu lu ëpp juróomi at nekk ko ci école yi di jàngale tey ñu toog ne nekkuñu ay enseignant ba noppi sax nag wax ji mu wax dafa weddi waxu ministre bi ndaxte ci ginnaaw tuuti ministre bi moo fi taxawoon mu ne ñun enseignant yi ñu ngi def liggéey bu rafet ci biir l'école yi kon nag mi ngi weddi waxi ministre am. Les enseignants ont fait un travail remarquable dans ce pays. Lui, il revient aujourd'hui pour dire que nous ne sommes pas des enseignants. donte xiif nañu teg ci sonn jàngalekat yi fas yéene wëyal seen grève de la faim ba keroog nguur gi di ci indi ay saafara. soxna Ami Diouf jërëjëf ñu xuus jëm Ziguinchor foofee jàpp leen ni am na ay dalwaay yu defar makkaan yoo xamante ne bii lépp luy xarala yu yees yi ñu ngi ko duppee Sénégal service ñoo fa daal di samp seen i bànqaas bi ñu dénk lépp luy xarala ci état Sénégal ñu koy tënk ci ADIE agence informatique de l'état kii di directeur bi di Cheikh Bakhoum jot na ko samp ci ay gox fi nga xam mooy diwaanu Bignona Oussouye ak Ziguinchor ma ngay faram-fàccee njëriñul yooyu lay samp yooyu lay kuréel ak lim na rajul ci wàllum koom jël ko. donc tey dispositif d'incubation formation ñëw na biir Ziguinchor à travers donc inauguration bu ñuy def sànq ci espace Sénégal service bi nga xamante ne day joxe un cadre pour vraiment que jeunes yi ñu mun leen a former mun leen a encadrer mun leen a accompagner ba vraiment ñu mën a gérer seen bopp seen ay entreprise donc loolu moo nekkoon solo vraiment en tout cas ndaje bi tey. mais espace boobu dinañ am nañ ci aussi le pôle emploi bi nga xamante ne donc structure yi accompagner ndaw yëpp ñu ngi foofu donc programme
bi nga xamante ne président Macky Sall lancé na ko muy programme xëyu ndaw ñi donc ñu ngi lancé un appel à toute la jeunesse de Ziguinchor pour que ñoom ñëpp ñu ñëw inscrire ci plateforme bi ñu inscrire ci espace Sénégal service bi pour que ñu mën a bénéficier wu ci programme d'urgence boobu daanaka 150 milliards chef de l'État teg na ko pour cette année pour accompagner la jeunesse te bëgguñu jeunesse su Ziguinchor des ginnaaw donc loolu ñu ngi ci yaakaar vraiment autorité yëpp ñu mën a sensibiliser la jeunesse pour que ñu mën a bénéficier wu ci mbir donc ñu ngi remercier population wu Ziguinchor bi yëpp vraiment ci accueil bi nga xamante ne réservé nañu ko mais vraiment accompagnement bi nga xamante ne defal nañu ko ci journée bi yëpp gannaaw bu ñu tàmbalee tey ci suba ca Oussouye ñu inauguré espace Sénégal service Oussouye et inauguré également espace Sénégal service bu Ziguinchor mujjee fii ci donc forum bi nga xamante ne dañu ko jagleel ndaw ñi ci wàllu formation ak intégration. xabaar yi wéy lu jëm ci wàllum tënk soxal bitim réew jàppale ni kon ca États-Unis d'Amérique ña nga fay amal ndaje assemblée générale bu mbootaayu xeet gi di Nations Unies foofee sax président Macky Sall ma nga fa ci kaddu comme ki nga xam moo jiite États-Unis d'Amérique di Joe Biden kàddum jib na ñi ko doon jëm di ko gàkkal aw doxinam indi naw lay nee na Afghanistan la tax fi toll ni États-Unis génne fa li nga xam mooy soldaaram dafay bañ mu jur coow ndax nux tam yoon naa am digganteem ak réewum Chine ndax Chine dafa bokk ci ñi xaw a jàppal tànk bu baax ñi nga xam di afghan yi te moom gis na ni bëggul daal mu amaat beneen guerre froide maanaam xeex bu nu fesal lu may xeex ci suuf nekkul lu gën fàttali ni sax Russie moom ci boppam nekkoon na ko doon jàppale bu baax régime boobee di taliban yi yu mel Joe Biden lay na ni kon daal li mu gis mooy faaw mu génn waaye nag ko bàyyi noonu dañ koy topp di ko may gët Afghanistan ngir jàmm di wéy di am ñun tam dañ toppaat moom leen mbir incha allah ca na mu gën a yaatoo sant leen gërëm leen ci ànd beeg ñu ngi ci TV lii moo daal di la flàccu xabaaru maraxim suñuy programme dafay wéyandi la totale borom information bi ak Cheikh Hassana Fall mu doxal mën koy bàyyi ak invité am mu ànd ak yéen ba ci kanam jàngeen jëf waaw